waaw xam nga moom kilifa la ak di faram-fàccee feebaru kilifa dafa bokkul ci suñu aada. voilà moo tax dañuy bàyyi ay mbokkam boobu sañ-sañ. ok d'accord ndax mën nga dikk ak ñun ci yi nga xamee ni wala li nga xamee ni yóbbu nañ ko fële ci hôpital Fann jamono jooju du ñàkk am na weccu waxtaan boo xam ni moom nga mujjee def ak moom ci looy fàttaliku. jéem naa ko jotuma ko mais ki ma jot. te démb ci mujj. moo di oustaz Abdoulaye Ndaw mooy rakkam. Abdoulaye Ndaw nag wax dëgg yàlla du gan ci ñun parce que wax naa la ne bi imam Alioune Badara Ndaw nekkee si jafe-jafe yi suñu bëggee am ay xibaar kañ la procédé kañ la war a taxaw devant le juge d'instruction. ci imam oustaz Abdoulaye Ndaw ci moom laa doon jaar. voilà kon nag état de santé moom moo ma ci daan jox ay xabaar. waaye ba ma ko jotee démb. mu ne ma mu nga cardiologie ma ne déeta waaye ñu ne ma il est dans le coma sama xel ñaaw na lool voilà moo tax tey dama ne woon bu ma xëyee dina woo imam Massamba Diop ñu dem seeti ko hôpital waaye dama pare rek dégg xabaar bi ñu ne suñu borom def na lu ko soob d'accord donc pour tontu sa laaj ak kii Ablaye Ndaw moo ma daan jox ay xabaar ci santem waaye ci jamono yu mujj yi mënatuma ko woon jot téléphone et c'est normal parce que taloon na leneen lu dul di jokkoo téléphone ak di waxtaan waaye lu jiitu muy feebar moom wax dëgg yàlla ñun ak moom daaw ñu réeroo ci dara te daan nañu diisoo nag ci lépp loo xam ne itteel na askanu Sénégal wàllu insécurité bi wàllu ñuy taxaw temm bëgg a wasaare mbon te toujours nag da daan jël téléphone am woo ma surtout bi ñu yàlla mayee ndam contre ñooñu defoon fii série pornographique bu bon boobu ñuy wax cirque noir ba procureur jox ñu dëgg jàpp ñooñu tëj leen kaso 1 mois ferme imam Alioune Badara Ndaw moo ma jëkkoo waaw te baat boobu du ma ko fàttimu dama décroché ne alors mu ne ma Mujahidul Kabir ma ne ko déedéet Mujahidul Kabir yow la mu ne lii nga def ndax ñii dañu naroon transformer Sénégal en Nigéria ndax kenn mësul gis ay dérives audiovisuelles yoo xam ne xeeb nañu ay góor ak jigéen di def naka si dul noonu waaye futti jigéen ni ko ndeyam jure woon toroxal jigéen weesuwul loolu mu ne da ngeen honorer la femme sénégalaise alors góor gu baax gu ñàkk ki ñaan waaw boo xam ne su moroomu jullitam am xeex bu mu def ràññeeku ci te muy ndam ci diine ji amul ki ñaan pour jël téléphone am sargal la ñaanal la loolu may wax nag bari na ci ñu jaar ak moom foofu du jam na rek muy Ababacar Mbu coordonnateur ànd sàmm jikko yi muy imam Ahmed Dame Ndiaye président de la Ligue des imams et des oulémas ma préciser sax ne moom moo toogaloon Ligue des imams et des oulémas ca diwaanu Kaolack moo doon président wu cellule bi waaye nag imam Ahmed Dame Ndiaye mooy le président national. mooy le président national. voilà ñoom tam ñu ngi leen koy jaal bu baax ndax yéen itam kenn gënu leen a ñàkk. d'accord ndax imam Alioune Badara Ndaw moo leen doon sagal foofu sa Kaolack. d'accord alors ñu bari gis ni aussi par rapport ak li nga xamee ni ñu bari jàpp nañ ko jàpp conflit bu am ci diggante ma gouvernement bi d'autant plus que am na dossier justice boo xam ne mi ngi ci yoon xawoon na difficile wala di ko yóbbu ci hôpital public yi ndax li nga xamee ni jot na ko seq ak état bi ndax it jàppoon ni loolu erreur la d'autant plus que am na cagnotte boo xam ne sax mbokk yi dajale woon nañ ko ngir yóbbu ko bitim réew jàpp ni foofu mooy ëpp sécurité pour mu fajoo fa. waa fi nga daanelee lay àddu di sant activiste yi nga xam ne ñoo am xalaatu ubbi ket boobule ñu tuddee ko Kopar Express te ñoom biral nañ ci préambule bi ne 10 millions daal la ñu soxla pour son évacuation sanitaire man démb laa jot lien bi ñun ñu partagé ko ci groupe WhatsApp Jamra yëpp ak sama page Facebook partout waaye diiru ba ma ko partagé ak bi tàkkusaan di jot dégg nga romb nañu 10 millions yi tey tamit bi ñu xëyee doon xool fu mbir mi toll fii may wax yow ni romb nañu 28 millions presque 30 daanaka la ñu soxla woon Sénégalais yi dañ ko ful ñetti yoon. kon est-ce que c'est pas trop tard ngeen li ngeen xaw a yëgle feebar bi yéex ko yëgle xëy na ba askan wi jàpp ñu si moo waral xëy na li am. waaw xam nga yëgle bi booba dem nañu ba pexe amatul te mu wóor ñu ne kii kenn mënu ko faje fii. ñu ne évacuation sanitaire rek ci sës. alors looloo waral du Jamra moo jël initiative cagnotte bi ay activiste la ma di leen gërëm ci loolu ndax bañ ñu juum.
ak bañ ku ñu mere moo tax ma ragal tudd kii fàtte kee tudd kële fàtte kële waaye ay activistes la ñoo jël initiative ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant. D'accord. et firnde la bu wane ni imam Alioune Badara Ndao fa mu nekk ci biir xolu jullit yi sénégalais yi foo ko natt weesu na ko parce que nit ñi ñoo jóg di xataraayu naan fan lañ koy versé ci ban compte Orange Money wala fan ci Wave man li ma jot ci ay coup de fil ci Messenger alors dama mujjee dal di def copie d'écran kii bi tableau cagnotte Kopar Express alors ñu gis ci suuf nag société de transfert d'argent yi koy accepté yëpp alors ba tax na daal 30 millions yi atteindre nañ ko d'accord alors am naa yaakaar ne dana nekk ndimbal dellu di biral ni firnde bu wér bi wane que imam Alioune Badara Ndao sori woon na lool ci xolu sénégalais particulièrement ci umma islamique sénégalais firnde bi mooy bi yaram bi sutante dafa am suñu ay mbokku activiste ñu baal ma li ma ci mënul tudd kenn ndax bu amee ku ma tudd am ñu ma fàtte daal di am idée bu rafet muy lancé benn cagnotte ñu di ko wax Kopar Express pour nit ñi mën di ci barkeelu ci wàllu paju wér-gu-yaramam. ndax jàppoo ni li mu représenté woon moom Imam Ndao wax dëgg yàlla xëy na li ñu bari di xalaat aussi toll na foo xam ni bu feebaree aussi pour plus de sécurité ci boppam sax dañ ko waroon yóbbu bitim réew waruñu ko woon a fajee fii ci réew mi ndax it loolu wanewul ni li ngeen def nii ci cagnotte bi dafa xaw a yéex pour moom. waaw xam nga kilifa bu tawatee. te boo ko woowee doo ko jot téléphone. ay mbokkam rek ñoo mën a gindi. ñi nga xam ne ay kóllëreem lañu te bokk ak moom. toolu xare alors ñoom ba ñu demee nag ba nga xamee ni bi mbir mi mu ngi bëgg ëpp loxo ba ay mbokkam jëlee décision ne dañ koy yóbbu Fann ñun ci lañ ko doogee d'accord alors wax naa la sànq ne si laa jokkoo ak suñu kóllëre di rakkam bi mu bokkoon rek bàyyi d'accord imam Abdoulaye Ndao ci la ma wax ne depuis juróomi fan mu nga hôpital Fann ginnaaw gi ma dégg ne sax mu ngi dans le coma. maanaam il n'est plus conscient. d'accord kon xëy na bu fekkoon teel nañ ko yëg. waaye xam nga mënuñu obligé mbokkam yi surtout kilifa gu tawat ne waroon ngeen ñu ko wax sa njëlbéen ñoom daal ñoo jàpp ne ci moment boobu la ñu ko war a wax waaye boobu fekk na dem na hôpital. d'accord alors ñu dem boobu mu dem hôpital nag am na ñuy wax naan lu tax état bi dugalu ci loxoom. surtout man leen. yal na yàlla yokk wéram suñu xarit Iran Ndao kañ ngeen ko gëj a gis sur les écrans moom tamit tawatoon na fi bu metti waaye comme que autorités yi dañ ko teelee président de la république discrètement mu daggal ko ñaari billet moom ak ki koy toppatoo di soxnaam ñu dem Paris nangami weer traitement bu mucc ayib traitement intensif ba mu ñibbisi si jàmm voilà njabootu imam Alioune Badara nag yàlla moo dogal bi nga xamee ni bi yégal nañu ay am di jàmmam que dafa tawat boobu la mbir mi commencé si d'accord alors ñu bari jàpp ni xëy na gouvernement bi fi nekk dañ ko jàppee woon comme opposant loolu waraloon ñu jàppoon ko aussi benn menace aussi ndax it doon na yomb pour yow jamono ji ñu waroon ko évacuer te état bi jàpp ci loxo loolu tamit bu ngeen demoon fa ba toll fa mënul nekk beneen gàllankoor ci yéen. waaw defe naa ay mbirum opposant yu demee noonu warul xiir nit ki ci wàllu parparloo ba mu di ci dugal mbirum wér-gu-yaram maa ngi fàttaliku ndeysaan président de la République bi fi newoon Abdoulaye Wade ci suñu langue mouvance présidentielle bi parce que yàlla dafa dogaloon Iba Der Thiam moo doon coordonnateur mouvance présidentielle bi waaye suñu mouvance présidentielle suñu benn bokk yaakaar mu ngi tuddoon CAP 21 Iba Der nekk coordonnateur yi man ma nekk porte parole bi alors yàlla dogal mu am ci yenn leader de parti yu doon grincer les dents ci li Abdoulaye Wade jël en charge l'évacuation sanitaire d'un journaliste farouchement opposé au régime de Wade mais Abdoulaye ba mu yégee loolu dafa ñu woo loolu taxul spécialement mu woo ñu waaye dafa xaar ba occasion am parce que au moins une fois par mois daan nañu am conférence des leaders daan na am ay jataay ak moom ci la profité dal ci kaw ña ko doon reproché loolu
ban journaliste la mu di Mame Less Camara. tout le monde sait que Mame Less Camara mook Ablaye daaw ñu jaaroo tàll te itam liggéey journalisme la daan def. da daan dal ci kawam surtout ci affaire valise Ségura bi bu Fonds monétaire international. 100 millions Ablaye Wade jox ko alors defoon na ko ci éditorial bu tàng jir waaye terewul. bi mbirum wér-gu-yaram taxawee mu teg parparloo fële teg affaire opposant fële. daal di jiital xolu doomu aadamaam jël ko en charge moom Mame Less Camara ñu yóbbu ko toppatoo ko ba macha allah. mu ne cocc kon ñu ngi koy ñaanal. parce que defe naa c'est le doyen de la presse actuellement. Absolument. Comme que Bachir Kounta. wuy ji na boromam moom Mame Less Camara. ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd. ak wér gu yaram.